jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dalee na jàmm ci xibaaru marax yi ponk yi ci gën a fës. ONG Jamra seeti ji na nag Oxfam ci mbirum Elimane Kane moomee kuréel gi di Oxfam nag di mbootaay gi sax laay wax ma ngay weddi tuuma yi nga xamante ne nag jamono ji mi ngi ci ndoddam mu bokk rek ci dooleel borom ñaari tur yi fii ci Sénégal lu soxal nag Elimane Kane moomee nga xamante ne nee ñu dañu ko rek jëlee ca postam ndax fi mu ne nii nag yëf yi mi ngi ci yoonu nag yegg kuréel googu di Oxfam ba tey di sàkku rek ci kookee nag di Elimane Kane mu mën a xaajale nag ndax yi nga xamante ne nii mi ngi koy def nag soppuñu ko lool ci mbirum Elimane Kane ba tey Oxfam ni ñu ko waxee rek weddi na lu ni mel ba set wecc waaye dellusiwaat na ci lu tax nag kii di Elimane Kane daal ñu jëlee ko ci ab postam di ngeen déglu ci biir xibaar yi Imam Mactar Ndiaye nag addu rek ci li nga xamante ni moom mooy borom ñaari tur yi nag muy xamle ni moom islamologue boobu loolu nag waruñoo seetaan benn yoon fii ci Sénégal ñu di ko dooleel beneen ponk ci biir xibaar yi ñeel nag charte bi nga xamante ne nag tëral nañu ko te muy jëli fi nag kon mbuusu plastique yi di imperméable yi ñu ne nag charte boobee boo xoolee tëral nañu ko naam waaye tàmbali wuñu ko woon jëfee yàggatul dara fii ak weer nag la ñu daal di rek amalu app ngir nag daal di koy tàmbali kaddu yi nag mi ngi tukkee ci jëruñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk wàllug alam gi ndax lu soxal sachet plastique yooyu gis nañu ne musiba képp lay indi ci wér gu yaram doomu aadama sax baaxu ci ba tax na nag képp koo xamante ne daal bis bu charte bi tëddee boo indee fii sachet plastique yi moo xam ci liggéey bi mbaa jëlee ko biti réew di ko fi dugal ay daan yu diis nag dana tegu ci sa ndodd wàllu ndox mi dinañ ci àddu ndox moo xamante ne ndox mu sell lay doon ca diwaanu Matam ak Louga jàpp nag Ndar Géej ñu ne dañoo bëgg a def kéem kattan rek ngir ndox mu sell askan wa mën caa jotee foofee loole nag tey jii lañu ko xamle ca jam ñaajo gannaaw ab xaatim boo xamante ne def nañu ko xaatim googee nag sénégalaise des eaux moo ko def rek ànd ci ak li nga xamante ni moom la ñu duppee office des forages ruraux di kuréel googu nga xamante ni moom moo ëmb wàllu ko forage yi fii ci Sénégal dinañ wax ci wàllu njàng meek njàngale mi baccalauréat 2019 fële ca diwaanu Ndar sunu naataango boobu di Ousseynou Diop nag toppal nañu ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Maguette Fall moom nga xamante ne nag ren la am baccalauréat am ci série S boole kook mention très bien mu nekk nag série boo xamante ne bariwul lu ñu ci gis xale yu jigéen ñi moom nag ndaw soo si di sàkku rek ci xale yu jigéen yi daal ñu gën a dugg ci série scientifique yi tàggat yaram CAN 2019 Côte d'Ivoire génne na Mali ci compétition boobee benn bal ci dara nag la ko daal di dóor jamono ji may wax ak yéen Tunisie mooy janoo ak Ghana mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak ONG Jamra ni ma ko waxee sànq nag demoon nañu rek kon nemmiku ji Oxfam di mbootaay googu ci mbirum Elimane Kane Oxfam nag weddina bépp tuuma boo xamante ne jamono ji nag mi ngi ci ndoddam ndax tuuma yooyu nag bokk na rek ci ne Oxfam dafa bëgg a dooleel kon borom ñaari tur yi fii ci Sénégal du ñàkk rek kon ñu dellusiwaat ci laata xibaar yi di jeex ñu des ba tey ci mbir moomee niñ ko waxee na Oxfam ak tuuma yi nga xamante ne kon tegu na ci ndoddam tey nag weddina ba set wecc nag yooyee tuuma ndax li mu wax rek moom Oxfam moo ne nag fii ci Sénégal leneen moo ko tax a jóg ndax booy xool sax lépp loo xamante ne nag xeex wàllu ndóol moom moo ko tax a jóg waaye nag du doon loo xamante ne nii kon def musiba mbaa sax ñuy jéem a dooleel borom ñaari tur yi ñoo leen tax a jóg loolu it du ñàkk ñu dellusiwaat ci ñu des ba tey ci mbir moomee ñeel nag Oxfam ki nga xamante ni moom mooy Imam Mactar Ndiaye nag am na ay kàddu yu mu ci yëkkati rafetlu ko benn yoon bu dee tuuma yooyee lu dëggu la ci loolee sax mi ngi sàkku ci nguurug Sénégal daal mu jël ci ay matuwaay ñu teewlu ko moom Imam Mactar Ndiaye ci micro Cheikh Diop. ci pays boo xam ni plus de 99% de croyants ay way ngëm lañu lu mel ne Sénégal wax dëgg yàlla waruñu fi accepter benn ONG ak foo mën a ne foo mën a doon tamit noo mën a nekk tamit di fi promouvoir aussi la promotion de l'homosexualité loolu moom ñun en tant que religieux noo ngi koy ñaawlu di ko naqarlu je crois que loolu moom mbir la moo xam ne dañuy sonal seen bopp rek mais réew mu mel na Sénégal loolu moom xel xalaatu fi nu koy dépénaliser noo ngi koy réclamer toujours ci nguur gi mu xoolaat ONG yi nga xam ne ñoo ngi samp ci Sénégal buñ fiy samp aussi mu xool si yan condition la leen di octroyer ay licence mais aussi xool tam seen cahier de charge lan fiy def réellement ci réew mi.
mangook mu nekkoon rek kon imam Mactar Ndiaye ci mbirum nag moomee ba tey di Elimane Kane ak li ñu ne kon dàq nañu ko rek ci mbootaay googu nga xamante ni ci la nekkoon mbootaay gi nag ay tuuma jamono ji tegu ci ndoddom ñu ne nag dafay dooleel borom ñaari tur yi fii ci Sénégal Oxfam weddina lu ni mel nag ba set wecci waaye tamit delsi na rek ci li nga xamante ni moom moo waral kon mu daal di rek dog digganteem ak kookee di Elimane Kane ndax li ñu gis rek moo di ne moom moomu nag di Elimane Kane boo xoolee li tax dëgg kon ñu woo ko ci boobe mbootaay ak it li tax ñu dénk ko poste boobee boo xoolee nag jamono ji da ko ne tegg ci suuf rek di def leneen Cheikh Diop lañ ci àndal. Oxfam International nag jamono yi nekk ci njàqare ci li nga xam ne nag moom lañ teg seen dodd ñu nekk seen siège bi nekk ci Mermoz ñi lee daal di weddi ba set li nga xam ne rek moom lañ leen di tuumaal ba tey ñuy xam ne rek ne jëmmaluñu lépp lu soxal wàllu ngóor jigéen ci seen ab organisation. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un groupe, comme dans toute organisation au sein de Oxfam. ni nga xam ne noonu la mbir mi tëree te ñu bëri daal di koy umpale dañoo def comme li nga xam ne rek moom mooy xew ci yeneen i bérébu liggéeykaay yi dañoo amal ab bataaxal boo xamante ni ku ci nekk ci liggéeykat yi da ciy àddu ci loolee nag la Elimane daal di waroo ak li nga xam ne rek moom moo di suñu ay bëgg-bëgg may fàttali rek ne du Elimane kese am na yeneen ñaari liggéeykat yoo xamante ni dañoo waroo ak ñun bu ñu taxawee rek ne ñun dañoo bëgg jëmmal lépp lu soxal wàllu góor jigéen fii ci réew bu Sénégal mu mel ni loolee amul ndax xam nañ li nga xam ne rek moom moo xew ci même réew lépp lu soxal wàllu ngóor jigéen dañ ko fee dàq. Nous avons accepté, il y a des débats internes par rapport à ça et. Directeur régional Oxfam Afrique de l'Ouest di addu ci li waral licenciement bu Elimane Kane moom mi le di xamle ne Elimane dafa dëppoowul benn yoon ak li nga xam ne rek moom lañ tërul ci bile kuréel. Il y a un conflit personnel entre M. Elimane Kane et Oxfam. Ce conflit a été soumis. lenn kese la ab conflit la boo xamante ni dafa dox ci suñu ay diggante loolee nag ci suñu entreprise la xewee du loo xamante ni rek jamono yi mën nañ ci àddu mbir mi ngi ci loxoy yoon xam naa ne dinañ ci wax lu leer ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ngir rek mu mën a leer seen bopp. Le président de l'association Legs-Africa et par rapport à son rôle au sein de notre organisation. Oxfam International nekk ci réew bu Sénégal ci atum 1981 ñi lee di àddu ci lépp lu soxal wàllu injustice ak itam wàllu ndóol. Oxfam n'est pas ici au Sénégal pour promouvoir l'homosexualité. ñun ay mbirum góor jigéen defe naa ne taxuñoo jóg yàgg nañ bi ñu nekkee ci ñun réew ak léegi lépp loo xamante ni rek dafa jëm ci wàllu gouvernance ak yeneen yu ñu xeetoo ci loole la ñuy dox xeex wàllu ndóol ak itam li nga xam ne moom moo di wàllu injustice. disons de génération de revenus. Oxfam ak Elimane Kane nag jamono yi ñu leen di déglu kuréel bi nga xam ne moom moo yor wàllu liggéey fii ci réew bu Sénégal nar a tàqale wala bokk wala leeral li nga xam ne rek moom moo di seen ak tàqaliko ci fàttali at bi ñu weesu gouvernement bu Sénégal bëggoon na retirer li nga xam ne moom moo di agrément bu Oxfam nga xam ne rek moom moo doon financé yenn ci ay activités yu mouvement Y'en a marre. Cheikh Diop Elimane Kane moomee nag ci atum 2013 ci la dugg ci mbootaay googu di Oxfam tey nag mu mel ni fantasiru am na ku nekk nag yaa ngay wax jëmale ci sa morom waaye nag laaj bi samp mooy lan moo indi rek diggante boobu mu ñagas kenn xamul ndax mbiru borom ñaari tur yi ñuy wax moom la am déet lu mu ci mën a doon da ca kanam raw li gët Mame Biram Diouf moo dikk ak ñun ci njàngat li. Aar Sénégal ci loo xam ne nag ab entreprise mu ngi koy nas ngir ko yàq lépp loo xam ne ni ay valeurs yu ñu xamee la mooy combat bi nga xam ne ni moom la Elimane Kane ne moom lay amal loolee tax kon ba mu dàq lettre ga nga xam ne ni muy ab ndogal bu Oxfam nee na jëm ci ñu gën a may doole ak jàppale ñi nga xam ne ni ñooy la ñuy tuddee LGBT bokk na ci góor jigéen ñi. lettre boobee kon mu dàq moom responsable ak lead programme bonne gouvernance bu Oxfam di xam ne ne mën na am nag ay njeexital ci liggéeykat yi waaye it ci bureau bi procédure ba nga xam ne nag fu mu toll nii ñu ngi koy amal ngir dàq ko bokk na rek ca la tax kon dogal googe nee na Oxfam jël ko mooy lu jëm ci pétition goo xam ne nii amal na ko lépp rek ci woote njiitalam ci Legs-Africa ngir kon ñu amal ab action judiciaire ñeer mbirum pétrole ak gaz.
waaye it bokkam ci conférence de presse bu initiative citoyenne bi di aar duñu bokk ak it kaddu ya nga xam ni dina koy faral di yëkkati ci média yi gannaaw ñeent fan ci weeru juillet ba ñu ko dégloo fukk fan ak juróom ci weeru sulet bi it inspection du travail dina joxe ndogalam ci la nga xam ni moom la Oxfam bëgg muy kon ñu jëlee kookee di Elimane Kane ci kër googee waaye Oxfam di leeral ne ndogal gi mu jël bëgg kon ñu licencier Elimane Kane amul leen loo xam ne rek jëm na ci mbirum góor jigéen yooyee waaye dafa fekk ni moom Elimane Kane dafa jalgati article 1 ak 3 ya nga xam ne ni moom la signé woon ci ba ñu koy recruter ci kër googee di Oxfam muy kon lépp loo xam ne rek liggéey guñ ko sant la mu amal ko waaye it bañ a jalgati sart yi te loole nag bokk na ci rek gën a taxawu nit ñi muy ab code de conduite goo xam ni kon kër gi mu ngi koy xamle te sax mu doon loo xam ni daal war na ko respecté ba tey Oxfam di xamle ne lu ñeel nag mbirum homosexuel yi ñuy wax dafa nekk rek ni war nañu nangul nit ku nekk droit yoo xam ne ni am na ko moo xam ci loi boo xam ne ni après wu nangu na ko mbala sax nangu ko waaye rek loole ñu sàmm ko respecté ko ngir kat aar nit ñooñee ak lu mën a xew ci diggante boobee jàppale ni kii di Elimane Kane doon na koo xamante ne nag mësta woro ak ki jikkoom doogom tamit kenn du ko natable ci wàllu liggéeyam ñu ne la ko tax a jug dëgg rek mooy nag kon askan wi loo ne nag ab seede la bu tukkee ci taskatu xabaar bi di Pape Djibril Fall mu doon kenn koo xamante ne bokk na ci ñu xam lool ak jege kii di Elimane Kane Kumba Amatloo ci leeral ak Gervais Yaw. Elimane Kane bari nañu ko xamul woon laata muy jóge ONG bi nga xam ne moo di Oxfam ki nekkoon responsable élite gouvernance ci bile ONG ne du topp benn yoon ndogal yi ñu jël jëm ci dooleel lépp luy góor jigéen ci Sénégal ki jege ko lool ne loolee bettu ko benn yoon. ku ñu gis ci moom mandu la ci nit bi ñu jëflanteeg moom ki ñu gis ci moom yiw la tamit ku ñu gis ci moom it mën a xeex la ngir Sénégal. wala Afrique sax xam nga ñu bëri sax dañ koy gis Sénégal rek waaye yitteem yi gën a mag bokk na ci fi mu ne ni Afrique li tax demul ba tey ñu fexe débusquer génne loolu nga xamante ni moo ñu teree dem. bu ñu sukkandikoo ci moom sociologue bi lee musul jug ci yoonu njub intérêt réew mi bokk na ci li ko gën a soxal. waaye boo jëlee tey ji Oxfam muy kuréel bi nga xamante ni foofu la doon liggéeyee ñu dàq ko ci dàqin bi nga xamante ni noonu lañ ko dàqee ni dafay dem au delà de moom tey ji au delà de moom dafay bañ waaye dafay bañaaleel ñëpp ñi nga xamante ni sénégalais yëpp yi nga xam wala africain yëpp yi nga xamante ni ña nga ci seen barabu liggéeyukaay tey seen barabu liggéeyukaay boobu ñu leen di defloo wala ñu leen di waxloo loo xamante ni dafa dëppoowul ak seen caada dëppoowul ak seen cosaan dëppoowul ak seen diine donc bañ boobu muy bañ noonu il ouvre les clos et il refuse de capituler. Elimane Kane doon itam xeexkat ba tax mu fës ci combat citoyen ñu mujj amal yëpp fii ci Sénégal. Elimane ku ko xam ko ci xeex pour transparence yorin bu sell ku ko xamee ko ci bonne gouvernance pour que ñi ñu dénk jamono bu nekk rek lañ leen dénk ñu delluwaat ci askan wi wax ne li ngeen ñu dénkoon nii lañ ko yore fii lii mooy njëriñ bi lii moo ciy lore lii la ñu bàyyi donc tey jii fi muy liggéey ba mu demee ba gis ne yëkkati nañ fa loo xamante ni dafay lor askanam tamit am na taxawaay boobu nga xamante ni amoon na ko. Elimane Kane soobu bi la yoon ci beneen combat bu mu dul wéet benn yoon ci kàddu Pape Djibril Fall journaliste bi la di woo képp kuy sénégalais ngir rek mu indi ci wàllam. waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi charte bi nag ci atum 2015 daal ci la ñu ko tëraloon waaye jëfewuñu ko ñeel nag kon wàllu mbuusu plastique yi mu jëm nag ci liggéey bi ñu koy jëlee bitim réew di ko fi dugalaat ñu koy jëfandikoo lépp nag di tere ñu ne nag charte boobu daañu ko tàmbalee jëfee fileek weer képp la jëwriñ ji dénk wàllu alam gi moom nag moo yëkkati yooyee kaddu ci bi ñuy door rek ab programme boo xamante ne jëm nag ci xamal askan wi waaye tamit xeex li nga xamante ni moom mooy mbuusu plastique yi ndax ku ne xam na ni giraawaali képp lay jur. Abdou Karim Sall ñu teewlu ko ak Salif Sow Asmalik Diop. maa ngi fàttali le 4 mai 2015 nguur gi jël na la loi 2015-09 bi nga xam ne dafay tere importation dafay tere fabrication dafay tere utilisation dafay tere lépp loo xam ne dafa xeetewoo ak jëfandikoo yenn sachet plastique yi loolu nag jot na
ñu waxtaan ak nit ñi balaa ñuy sàmmonteeg application loi bi may nañu diiru weer pour que ñu gën a accentuer la communication parce que mun na am parfois nit ki di def loo xam ne xëy na ñàkk xam moo ko waral parce que su fekkente ne nit ki xam na ni jëfandikoo plastique bi am na lu muy yàq ci suñu dund am na lu muy yàq ci dund li nga xam ne moom mooy mala yi am na lu muy indi ci wàllu jàngoro yaakaar naa ne moytu ko dafay nekk farata looloo waral ñu war a lancer benn campagne de sensibilisation. ñu des ba tey ci mbuusu plastique yooyu ni ñu ko waxee muy nag loi ba am na ñetti at ci tey ba nu ko tëralee waaye jëfewuñu ko li ñu xam ne nag ca boobeeb loi tamit mooy wax nañ ko léegi daañu ko jëfe fii rek weer waaye nag am na ay daan yu am solo yoo xamante ne teg nañu ko ci képp koo xamante ne rek daal di ngay nag wàcc yoon Ibrahima Kane. Sénégal nag léegi mu taxalikoo ak ay déchets plastiques loi numéro 2015-09 bu 4 mai 2015 nga xam ne nag dafay tere lépp lu jëm ci jéggaani wala sax yorin gi wala jëfandikoo lépp luy sachet plastique yoo xamante ne dafa oyof léegi ñu tàmbalikoo jëmmal loi boobu nag ci article 2 dafay daal di tere ci biir Sénégal gi yépp nag kuy defar wala kuy jéggaani wala sax di utiliser lépp loo xamante ne nii rek déchet plastique la moo xam ay mbuus la ci jënd ak jaay wàllu emballage gi te mbuus yooyee nag nee nañ sax mooy yi nga xamante ne épaisseur bi dafa daal di néew 30 microns loi bi nag sàkku na ci usines yi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu plastique ñu wàññi bu baax a baax quantité déchet plastique yi nga xamante ne ci seen activité lay jógee rawatina nag bu fekkee am na ci itam ñu valoriser ko loi anti plastique googee nag ñuy fàttali ne ñu ngi ko promulgué woon ñeenti fan ci weeru mai atum 2015 ministre bi ñu dénk wàllu environnement nag di xamle ne fii ak diiru benn weer dinañ ko tàmbalee jëmmal ci réew mi mu di ab loi boo xamante ne nag képp ku ko jalgati ay daan dina tegu sa kaw ci lu jëm ci production bi maanaam defar sachet plastique yi mu di nag loo xamante ne article 2 wu loi bi daf ko tere fii ci biir réew mi képp koo xamante ne itam dañ la fekkee ay sachet plastique yooyu moo xam da nga koy jaay wala sax da nga koy maye ci boutique yi bu fekkee nit dafa jënd amende dina tegu sa kaw 20 000 jàpp 50 000 francs ci askan bi itam képp ku dox ci mbedd mi sànni sachet plastique wala mbuus yooyee feneen foo xamante ne moom la ñu tëral ngir ñu ko fay def ay daan dinañ ko teg sa kaw 10 000 francs ci amende jàpp 30 000. Ibrahima Kane sachet plastique day lore waaye ndox mu sellul it dafay lore moo waral tey jile sénégalaise des eaux lëkkaloo nag ak office des forages ruraux fas yéene rek jàppale réew yi nga xamante ne féete nañu ci bëj gànnaar ci wàllu ndox mu sell bokk na ci rek diwaanu Ndar Matam ak Louga loolu nag la ñu daal di rek taxawee moo waral mu am ab xaatim boo xamante ne def nañu ko ca Diamniadio ñu ne nag ay coppite la yoo xamante ne sax nguurug Sénégal booy xool jëloon na ko bu yàgg xaatim boobu nag def nañu ko ci teewaayu jëriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu ndox mi Ousseynou Thiam. ci teewaayu jëriñ ji ñu dénk wàllu ndox ak assainissement nag lii di sénégalaise des eaux di féete kaw gi signé nag ab délégation de service public ak lii di office des forages ruraux ci li nga xam ne lii moom mooy zone nord ci région yi Saint-Louis Matam ak Louga. tey li ñu fi dajale mooy signature contrat sénégalaise des eaux rurales nga xam ni filialu sénégalaise des eaux la. moom moo gagné contrat bi nga xam ni mooy gérer ndox mi ci diwaanu Louga Saint-Louis ak Matam donc diwaan bu am solo la bi mooy daanaka 5e délégation bi nga xam ni OFOR signé na ko ak fermier yi donc tey signature bi day wane ni léegi liggéey bi mën nañ koo door ci diwaan yooyu. lu ëpp juróom-ñeent fukki commune ak lu ëpp ñaari junniy village nag projet boobu dina leen laal ci kàddu yi kii di directeur général bu SDR. diwaan boobu wax nañ leen ni moo ci ëpp solo ndax daanaka lu mat lu ëpp juróomi téeméeri forage dinañ ko gérer lu mat ñaari junniy gox-goxaan dëkk tamit dinañ ko gérer. ak lu mat juróom-ñeent fukk commune ak ñett moom la ñu war a gérer bu ñu tàmbalee liggéey bi. ci kàddu jëruñ ji ñu dénk nag wàllu ndox mi ak délégation de service boobu li di askan wi fare ci kaw gi nag dootul.
ñu dem ba diwaanu Ndar seeti fa nag kañu naan Ndeye Maguette Fall moomu nag jàppale ni ren la am baccalauréat ci série S2 boole ko mention très bien mu nekk nag loo xamante ne nag maanaam lu yombul dara la ñu koy gis ci soxna yi ndax bariwul jigéen ñi li ñuy dugg rek ci série scientifique yi ma nga doon jàngee ci lycée Amadou Sow Ndiaye dëkkit gox ba ñu naan Ngalil moom nag bu mu ci jógee mi ngi sàkku rek ci xale yi ñu gën a kon dugg ci série scientifique yi Ousseynou Diop lañ ci àndal ak Habib Seck. benn fan laata ñuy amal proclamation résultat yi lañ ko fekk ci kër gi nga xamante ni fa la dëkk ca Ngalel quartier bi nga xamante ni digganteem ak Ndar Géej ay kilomètres ngay def ngir mën fa egg. suba teel lool moo ànd ak ay xaritam ngir dem jëli résultat baccalauréat bi nga xamante ni moom la doon def ci lycée technique la jëmoon fii nag mu ñëw fii ak dal di xaar président bi nodd turam. waa tiitoon naa moom ñàkk xam rek lan lañ may wax xamaguma woon si lan laay génnee sama ñaari waajur ak ñëpp ñu may jàngal sama coordonnateur école. Ndeye Maguette Fall juddu ci fukki fan ak juróom ci weeru février ci atum 2001 xaar bi mu doon xaar yàggul ndaxte moo jël ñaareelu place bi ci série S2 ci lycée technique André Pétavin ak mention très bien. alors après dama soulagé bu baax waaw parce que war nañ ma waaw. woon nañ ma ak mention bu baax moo tax dama kontaan sant yàlla bu baax. moom Ndeye Maguette Fall nag am ay mëbët ci carrière bi nga xamante ni war na ko def. naa bëgg def génie civil kii spécialité hydraulique. ñu mën a exploiter aussi suñu kii ndox yi ñu am fii amul dara lu ñuy ragal affaire bi daal jàng rek la def ci sérieux nañ ci dem de yaakaar naa ni élèves yi dañu war a gën di def série di gën a dem ci série scientifique yi na Sénégal soxla na. ak mention très bien bi nga xamante ni doomu Ndar bi am na ko dëkk ci Ngalel tax na nag mu ni dafa bëgg doon kenn ci ñi nga xamante ni suba dañ leen di ràññee ci réew mi ngir Ndar nañ ko doon bàkkee loolee mën a dellu si. Mary Teuw Niane nekkoon jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénkoon njàng mu kawe mi jàppale ni nag professeur de mathématiques la tey nekkatul ci nguurug Sénégal delluwaat na rek ci amphi ndax loolee nga xamante ni moom mooy jàngale moom la bëgg ci biir xolam moom professeur mathématique boobee waaye nag ay étudiants am tamit seede nañu ci moom ndax nee ñu nit la koo xamante ne nit ku yaatu la nit ku neex a ñeme la waaye tamit nit la koo xamante ne rek tey jii lim leen di jàngal daal gis nañu ci seen bopp. Maguette Soirée Diallo Jafara Ba seeti woon nañu ko. Comment ça va? C'est comment? juróom-ñaari waxtu mu daal di ñuy dalal këram ak mbégte bu bari professeur Mary Teuw Niane dafa am cours université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru juróom-ñeenti waxtu mu daal di def li mu gën a mën ginnaaw bi mu toogee fukki at ak ñaar te defu ko mu am mbégte dellu université. loolu xam nga jàngalekat moom jàngalekat lay doon. ndax surtout métier boo tànn moo tax bu ma toogee ma ni naa dem joxeyaat cours université mooy ñëw nag amoon naa tuuti tiitaange ndax taxawaay bi danaa ko mën te dama ni woon damay def ni ma doon def ndax su dee ay cours yu jëm licence master dama doon jël ñetti waxtu di ko jàngale dëgg la ñetti waxtu yu jëkk yi bu ma ko paree sama tànk yi diis nañu wante après vraiment dama am cawarte bu baax a baax ndax soo tàmmee jàngale soo nekkee ci kanamu xale yi nga gis ñoom it mu fulal leen li ngay def dañuy poser ay questions dañuy waxtaan ci li ñuy jàng te dañu lay laaj loo xam ni weesu nañu ko loo xam ne aussi seen jëmukaay la bon day neex. ginnaaw bi mu jugee ci nguur gi def juróom-benni at ci boppu ministère mu njàng mu kawe mi delluwaat ci métier jàngalekatam bi nekkoon na pour moom ab évidence. bëgg mat bëgg jàngale bëgg gëstu xam nga loolu te li ko lalit mooy sama gëm-gëm ci ñun suñu réew yu ñuul yi nit ñu ñuul ñi defe naa ni li ñu manqué mooy xam-xam
ak mën-mën te loolu fenn lay jaar jàng. ancien ministre bi wane ni njàngale daf ko tàmm mu ngi expliquer di corriger étudiant wam yi professeur Mary Teuw dafa daal di maîtriser sujet bi. dafa nekk lu mu bëgg man dama tànn jàngale ak gëstu xam-xam loolu dama ko bëgg trop ndax ci sama xalaat Afrique su naree moom boppam te dafa war a moom boppam ci xam-xam ak jàng lay jaar ci loolu nag tamit sant yàlla ndax ku nekk sa jaar-jaar moo lay jàppale ndax yàlla def na ni bu ma amee bac dama def défi li ñuy wax classe préparatoire loolu jàng bu metti la wante soo ci jógee mun naa wax ni tabax nañu la ci lu bare bare. li leer ba leer mooy. ma ngoog mu nekkoon professeur Mary Teuw Niane lëkkaloo bi dox ci diggante Tigo ak GFM loole nag lu ñuy yeesalaat gën koo dëgëraatal sax lay doon ndax directeur bu yees bu Tigo nag moom moo ko xamle ba wax sax ni kon 4G plus bi nag dinañ ko daal di amal du yàgg léegi mu doon ab nemmeeku boo xamante ne moom njiit loolee def na ko fii nag ci télévision Futurs Médias lëkkaloo bi nag du tey fukki at ak juróom-ñett am na ko Aminata Barre Sow. ab ngan la amal ca télévision Futurs Médias jiitu Tigo bu bees seq waxtaan ngir xool ci yan anam la ñu mën a renforcer collaboration diggante ñaari entité yooyu la. ñun ak groupe Futurs Médias dañ yàgg liggéey te dañ bëgg renforcer liggéey boobu ñuy def ak ñoom moo tax man ñu seet si Birane ak toutes ces équipes pour xool naka la ñuy def dans le futur pour gën a yokk suñu collaboration. Tigo groupe Futurs Médias ëpp na fukki at ak juróom-ñett ñuy liggéey seen stratégie de communication bu bees ñu tànn ci groupe Futurs Médias. ñun Tigo ñoo ngi actuellement di ouvrir benn ère bu bees si suñu réseau ñu ngi koy moderniser ñu ngi bientôt incha allah dinañ lancer réseau 4G plus ñoo ngi jox sax rendez-vous sénégalais yëpp ñëw tester qualité réseau bi bientôt donc loolu yëpp ñuy def noonu c'est important boo koy def nga ñëw seet si ku yor leader dans le domaine de l'audiovisuel dans le domaine des médias et de tous les supports autour des médias loolu tax ñu seet si groupe Futurs Médias pour xool ak ñoom naka la ñuy renforcer suñu partenariat bi. tey comme ni ngeen ko xamee Futurs Médias dafay occuper benn place bi nga xamante ne kenn dootu ko naatable ci li muy yëngu donc normal na ñoom ñu ñëw seet si ñu pour xool nan lañ leen mën a gunge ndax sànq wax na ko nee na ñi ngi def ay stratégie yu bees ñi ngi am ay. ñi ngi teg daal ay pas yu bees pour fi ñu jëm ci ay mois à venir donc normal na pour ñoom ñu ñëw xool ñun en tant que expert ci média nañ lañ leen mën a gunge pour que loolu ñu bëgg a def ñu am ci en tout cas liñ ciy xaar te tey ku xam Futurs Médias xam ne que en termes de visibilité boo jaaree ci ñun di nga am li nga bëgg. plateau ak offre yi groupe boobu di joxe mel ni lu leen charmer ère bu bees nee nañu moo ubbeeku ci Tigo ère boobu la ñu fas yéene ko wóyal ak support groupe Futurs Médias yépp. jaajëfal ko Aminata Mbaré Sow CAN 2019 wax naa ko sànq Côte d'Ivoire génne Mali ci jongante boobee daan ko nag benn bal ci dara ci jamono ji Tunisie moo doon jongante ak Ghana mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen yéen ñi farewoon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti 20h léegi ak Chérif Diop xibaar yi ci nasaraan.